yenn Yewwi Askan Wi ak wàllu coalition inter Yewwi ak wàllu mais li ñu gagné aussi ci grande ville yi Dakar lu mel ni Ndar ville yu mag ñu jël ko te poids électoral boobu bokkul nga dégg aussi ñoom li ñuy wax ci côté bi ban appréhension nga ci am. waaw Mass dinaa ñëw ci sa réponse bi maanaam dinaa ñëw ci laaj bi. mais nag may nag ma féliciter bu baax le peuple sénégalais. ok parce que damay wax ni peuple bi wanewaat na boppam. wane nañ ni peuple bu am maturité la. peuple la boo xam ni xam na enjeu yi. parce que élection yi ku ne xam na ni maanaam nguur gi ci boppam def na lu nekk pour saboter élection yi. ah bon waaw parce que saboter ay élection mu ngi tàmbalee ci ngay dem ci ay élection que ñuy tuddee le chef de l'opposition nga defi pexe ba bokkul. loolu mooy li nga xam ni mooy li musul am fenn. kon élection yi ku naan ni mu déroulé baax na mooy dafa mel ni da ngaa fàtte démb te damay wax ni fàtte xaju fi. kon ku fi wax naan kon da nga bëgg wax na match bi remplaçant yi ñoo football quoi. waaw remplaçant yi ñoo di coow li nii. damay bañ ñu bëgg a fàtte li fi jaar. parce que yow mënoo dem ci ay élection ki nga xam ni tey jàpp nañ ni. titulaire moom moo incarné espoiru opposition bi. nga defi pexe ba bokkul. loolu képp ku gëm démocratie gëm contre pouvoir da nga ko war a naqarlu. waaye peuple bi damay wax ni dañoo mérité ñu encourager leen. un peuple mature absolument. peuple mature. parce que coow li bari woon na wax ji bari woon na mais peuple bi wane na ni moo yor doole ji. moo koy jox ku ko neex. te démb loolu lañ wane. absolument contexte bi ñu organiser élection yi baaxul. ay élection nawet baaxul. parce que élection yi ñu ngi wax taux de participation bi ñuy wax mais jàpp naa ne bu dul woon nawet dina gën a yombal nit ñi pour ñu dem gën a génn voter ji. ok mu des nag mooy dafa am ñaar yu élection yi réglé. yoo xam ne yu jar a taxaw la mooy li ñuy tuddee troisième candidature élection yi moom réglé na ko wane na ni réew mi d'accord ci parce que opposition bi loolu lañ doon campagner. yaa ngi dégg réew mi wan nañ ni d'accord ci troisième candidature ban lien la am ak troisième mandat. waaw troisième mandat mooy troisième mandat tànneef fi député yi la. waaw mais nag attention député yi yow est-ce que gis nga kenn ku bokk ci Benno Bokk Yaakaar ku doon wax ci programme ci biir élection yi ak maanaam 13e législature bi ni mu demee waxuñu ci ñoom bilan wu Macky Sall lañ doon défendre boo seetloo. ok te ci biir te opposition bi tamit liñ gënoon di wax ñaari mbir la boo seetloo mooy mbiru troisième candidature ak mbiru góor jigéen yi. ñaar yooyu moom élection yi war réglé na ko. bu dee mbiru góor jigéen yi li ci opposition bi wax. kon opposition bi loolu lañ doon wax. ñaar yooyu moo ci gënoon a fës. boo seetloo ci sama xalaat man jàpp naa ni. loolu boo ko waxee néewal doole opposition bi ah. non loolu jar na rek la ñu wax. non waxuma la loolu dama la wax ni ñaari point yooyu bokk na ci li gënoon a fës. ok parce que histoire li mu wane mooy ngóor jigéen yi dañ koo teg ci taabal ji waa Benno Bokk Yaakaar lànk ni duñ ci wax lu leer. il faut ñu fàttali nit ñi li fi jaar. ñii Ousmane Sonko taxaw devant les médias ni moom bu déggee assemblée nationale. dinañ régler problème mu góor jigéen yi. Abdou Mbacké Baara Dolli ni moom mooy porter loi bi. kon yooyu dafa ay enjeu la yu amoon ci élection yi. troisième candidature. président Macky Sall nanguwu cee wax lu leer. opposition bi ci boppam bokk na ci liñ taxaw doon ko campagner. yaa ngi dégg. léegi nag mu des ni kon régler nañ problème boobu. parce que man damaa bokk ci ñi gëm ni. maanaam Yewwi ak Wallu gagné na élection yi man loolu laa gëm yaa ngi dégg Mass. bu baax maa ngi dégg bu baax Yewwi ak Wallu gagné na élection yi parce que gagné élection mooy li ëpp ci sénégalais yi wooteel la loolu bu ñu ko fàtte yaa ngi dégg Mass. gagné élection mooy li ëpp ci sénégalais yi wooteel la te ñoom nangu nañ ni li ëpp ci sénégalais yi Yewwi ak Wallu lañ voteel loolu moom kenn débaawu ci. li ëpp ci sénégalais yi. maanaam bu dee majorité la ñuy xool sénégalais bu jógee ci urne yi. waaw Wallu ak Yewwi lañ voté parce que ville yi gën a rëy ci réew mi. ville yooyu maanaam population ba gën faa bari. dafa daanu jëm ci opposition bi. kon léegi li ñu wax ni Macky Sall amatul majorité ci réew mi. loolu moom
leer na. maanaam en quelque sorte da nga bëggoon wax ne maanaam ville yi nga xamante ne. waaw fa la yeew yi amoon problème ak kii opposition bi. dama bëgg a wax ni réew teg seen ma loxo wax la ko ci wolof. maanaam dëkk yu mag yi. dëkki taax yi nga xam ni ñoom ñoo ëpp population. ok ñoo wooteel yeewi ak wàllu. Sénégal bu ñu wax population Sénégal fan la du Dakar ak Touba. Touba Macky Sall dafaa gagné dara. Ndakaaru gi waxaale wuñ ko région de Dakar da ko ñàkk. Thiès daf ko ñàkk. Ndar Saint-Louis daf ko ñàkk. yaa ngi dégg kon kay amatul majorité. loolu la ñu war a wax. bala ñuy wax am na ay député yu bari nañ nangu ni Macky Sall tey amatul majorité. amatul légitimité tey. te loolu mooy tax ñu wax ni kii moo yor réew mi. moo ko war a doxal. tey opposition bi fi ñu waroon a dem waratuñoo dem ñoom ci ay affaire ay cohabitation parce que cohabitation dina am mais am na lu ëpp doole cohabitation. mooy lan mooy ñàkk légitimité. ñoom am nañ pouvoiru taxaw ni Macky Sall tey amatul légitimité waratul a jiite réew mi te dañ leen koy nangul parce que li ëpp ci Sénégalais yi wan nañ ko ginnaaw. kon point boobu dafa jar a taxaw ndax réew bu ñu la koy jox mooy démocratie mooy ku am majorité yaay doxal. kuy minorité da ngay topp ci majorité bi. te Macky Sall ak ñim àndal ñoom werante wuñ ni amatuñ majorité loolu dama bëgg ñu taxaw ci. ok loolu kenn werante wu ci mu des. maanaam da nga jàpp ne sanction la daal askan bi. non weesu na ne dañoo sanctionner le régime. mais en quelque sorte régime bi bañ ko sanctionné yàgg na. man dama yàgg di wax ni Macky Sall mois de mars la ñàkk légitimité yii nii ay formulaire la yu ñuy def rek Sénégal nekk peuple boo xam ne peuple lañ bu am patient peuple lañ boo xam ne yàkkamtiwuñ dara. et puis am na loo xam ne bëgguñu ko ci réew mi mooy ñu koy pousse ndànk ba mu génn. maanaam li ñuy wax grande porte ci lañ ko bëgg a jaarale. mais mois de mars Macky Sall amatul légitimité. parce que ku xool événement mars yi réew mu amoon bu dul Sénégal dootuñu la bàyyi nga gouverner réew ma. ok waaye sa principal opposant moo génn ni bàyyi leen ko mu doxal parce que moom bu doxalul ñu jëlee ko fi ci conditions yi keneen mën naa ñëw ñu jëlee ko fi te loolu day indi instabilité ci réew mi. ok kon Macky Sall ñàkk na. légitimité depuis mois de mars. ok jërëjëf Imam. léegi may ma daaneel commencé gu ma yow mars. may ma tuuti ma développé yii dama ko ay points la yu ma jël. yaa ngi dégg. kon loolu mooy li opposition bi war a wax te ma leen koy fàttali. nañ xam ni Macky Sall amatul majorité ci Sénégal. ok ñaareel ba mooy Mass gis nga kuy wax lu jub doo ko bëccëg nga koy wax guddi dafa am boroom yaa ngi dégg yow maanaam man nga nit ku jub dina bàyyi ba 1h du matin nit ñi nelaw ngay génn di def déclaration. loolu jarul jàng mais dafa laaj rek nga nekk nit xam ni ki li ngay wax leerul 1h du matin 2h du matin man ba 1h et demi maa ngi topp Mimi Touré yaa ngi dégg. mais li muy wax bu doon jub na day bàyyi ba bëccëg ñoom Déthié Fall tey boo dégloo seen déclaration bi def ñoom yeewi bëccëg lañ ko def ginnaaw tisbaar ñëpp di dégg mais nga bàyyi ba 1h du matin ngay wax mooy ça veut dire la ngay wax jubul man nag dafa am lu ma gëm yàgg naa di ko wax dafa am benn waxkat bu mag bu ñuy wax Abul Xaasim Ash-Shabi moo ko daan wax si Lamine daan na ko baamu lu bare bari bayit boobu daa wax naan isa shaabu yawman araada al xayaa fala budda an yastajiba al xadar mu ni peuple boo xam ne da ngaa bëgg a moom sa bopp il faut nga fekki dogal yi peuple bi def na li mu war a def peuple bi signalé na ni d'accord tuñoo Benno Bokk Yaakaar parce que peuple bi dafa sonn ci kuy tuumaal ay opposants am ci loo xam ne leerul peuple bi sonn na ci kuy tuumaal ay doomi réewam terroriste loolu signal la bu ñu wan Macky Sall. peuple bi d'accordul ci kuy tuumaal nit rebelle tam nekk sénégalais comme yow peuple bi d'accordul ci kuy jël opposant di ko booleeg jigéen yaa ngi dégg waxuma yeewi askan wi parce que man damaa gëm ni le peuple sénégalais moo génn sanctionné Macky Sall. ndam lii ku ko bëgg a yemale ci affaire coalition xamoo li xew. parce que boo xoolee diaspora bi ni ñu voté yaa ngi dégg nga xool grande ville yi xam enjeu yi ni ñu voté mooy wan nañ Macky Sall ni ko taxawal d'accord tuñ ak yow. ok léegi nag yaa layt di arab di wax yaa layt mooy ak a neexoon mu dégg liñ koy junj parce que gis nga nit da ngay nangu dogal daal da ngay nangu dogal yàlla. ok nga nangoo gis tamit liñ lay junj. ok liñ lay junj mooy am na foo xam bëgguñu fa àgg ak yow. mooy dañoo bëgg nga jaar fi sa moroom yëpp jaar. ok jërëjëf Imam. la nga ñu waxoon. nekkatoo ci léegi ñun
dinañ dem ci urne yi parce que ma daaneel dafa am ay bakkan yu rot avant les élections loolu nañ ko fàttaliku. ok Ousmane Sonko bëggoon a génn mars ay nit jóg dox ci ñaan ko ba mu teg ko ci suuf. te teg googu mu ko teg ci suuf tax na peuple bi génn ànd ak moom. ok te it ma daaneel foofu maas mooy il faut ñu féliciter le président Ousmane Sonko xam nga pour lan. mooy réew mi dafa gëj a am leader. gis nga alquran day wax ni li kulli qawmin haadin. peuple bu ne dafa soxla guide. te réew mi tey am na leader boo xam ni kenn mënu ko xoqatal kenn mënu ko ragalloo te pare na pour orienter peuple am. ok te parewul. kii wax na waxu Idrissa Seck. bi mu jaayee élection yi 2019. ok yaa ngi dégg kooku parewul pour négocier. ok jërëjëf imam parce que moom intérêt réew mi lay teg ci kanam. jërëjëf imam loolu dinañ ci ñëwaat. jërëjëf imam d'accord gis nañu sa wax daanaka mooy ci expression ci peuple sénégalais bi nga xamante ne tey jii jàpp nga ne dañoo sanctionner le régime qui est au pouvoir. ci wax nga ko ci ay yu bëri ci dérive yu bëri aussi.